Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national. Vous pouvez filmer et envoyer par email à info-sunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di info-sunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal. xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. mbokki internet yi seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am contenté ak mbégte teewaat fii ci seen plateau yi nga xamante ni dañ koy amal muy le point de la rédaction du ma ci wet saa su nekk nag Moustapha Mbaye laa ci àndal ma bàyyi la nga nuyoo Moustapha ñu soog a jàll ci waxtaan bi ñu am tey. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di nuyu képp koo xamante ne di nga faral di ànd ak ñun sunu jotaay yi ñuy amal di ci jàngat lépp loo xamante ne ñeel na actualité bi. Aïcha mi ngi noonu ñu daal di ñëw ci point bi nga xamante ni tey jii moom la ñu indi muy politique di coow li nga xamante ni dox na ci diggante kii di Mansour Faye ak Ousmane Sonko ginnaaw génn gi nga xamante ni Mansour Faye def na ko démb daal di am lu mu wax ci rencontre boobu nga xam ne doxoon na ci seen diggante ak ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko doon laaj audience kii di président de la République Macky Sall kii di Mansour Faye nag moom li mu xam ne rek nee na kii di Ousmane Sonko su ko joxee autorisation. Pour mu daal di publier benn élément sonore buy firndeel ni que moom ñëwoon na bureau di ko demander audience pour gis ki nga xamante ne moom moo di président Macky Sall ba Ousmane Sonko moom comme ni ma koy waxee rek kenn du ko jam naa ni moom noonu ci la daal di génne ci page Facebook am daal di ne kii di Mansour Faye jox na ko autorisation mu publier partager vidéo bi li nga xamante ni moom mooy élément sonore bi fépp fu mu bëgg ba tax na Mansour Faye daal dina yónnee kii di Ousmane Sonko benn huissier. dina ko yónnee huissier ci semaine bii ñu jëm ngir mu jox li nga xamante ni moom la ñuy wax sommation interpellative pour ki nga xamante ni ñu mën ko autoriser Sonko mën ko autoriser mu publier vidéo bi donc autorisation bi mu bëgg nag moom mooy autorisation par écrit ngir mu mën a diffuser li nga xamante ni moom mooy élément sonore boobu leneen loo xam ne si ni bees na ci muy témoin boobu Mansour Faye doon wax ni que ni benn magistrat lañ xam nañu kan la mi ngi wuyoo ci turu Cheikh Issa Sall nag moom moo nekkoon secrétaire général à la délégation générale à la solidarité nationale et à la protection sociale moom moo fa nekkoon bi nga xamante ni Mansour Faye fa la nekkoon te jamono ji mu nekk directeur général de l' agence de développement municipal muy ADM donc Moustapha ci loolu laa bëggoon coow loolu ñuy waxtaan ci. ni Mansour Faye waxee ak ki nga xamante ni moom moo di Sonko ci élément sonore boobu te Sonko dafa waxoon ni rencontre boobu musul am. nee na musul am mu weddi ko ba mu set wecc te bu ñu gisee éléments yi am dafa mel ne rencontre bi am na. waaw Mahfous li nga wax mooy li nga xam ne mooy développement yi fi am. diggante démb ak bërki démb. parce que démb la Mansour Faye xëy benn jotaay ak taskatu xibaar yi. ci biir jotaay boobu ci la xam ne bu ko Ousmane Sonko joxee feu vert moom dina génnee élément boobu fichier audio boobu nga xam ne am na ko. te muy wane ne rencontre boobu am na bu baax a baax ci la Ousmane Sonko laal def tamit moom tamit bind ci page Facebook am xamal ko ni jox na ko lépp li autorisation mu publier mu partager mu def lépp lu mu bëgg ci fichier boobu nga xamante ne moom nee na am na. léegi nag coow li jëm na feneen am na beneen tournoi bu mu jël comme ni nga ko waxee parce que diggante démb ak tey presse bi am na ñoo xamante ne naam Mansour Faye cité wu ko mais avocat bi ñu wax ne. magistrat bi ñu ne. moo fekkee jotaay boobu nit ñi génn nañ identité am xam lan la sekk ak Ousmane Sonko ak magistrat boobu jamono jooju fan la nekkoon donc mu doon ay développement yoo xamante ne am na ci ñeel information yooyu nga xamante ne moo wër rencontre boobu ñii ne am na ñii ne amul diggante Ousmane Sonko ak Mansour Faye léegi nag problème bi juddu bu bees bi mooy déjà ki nga xamante ne mooy magistrat biñ ne moom moo fekkee boobu lee ndaje di Cheikh Issa Sall moom nga xamante ne magistrat la waaye tamit dafay def politique mairie bu Mbour moo ko soxal moom la soxla donc koo xam ne tamit la dafa créer benn mouvement bu ñuy wax am dem
donc moment boobu dafay jàppale kii di président Macky Sall. mu doon ko jege tamit Mansour Faye donc kon kooku est-ce que tey jii valeur u témoignage am dina bokk yem ak kenn koo xamante ne hors circuit la bokkul ci circuit bi kooku benn question bu ñu mën a poser la. boo xam ne mën na susciter ay interrogation lan moo ko dugal ci jeu bi lan moo ko ci boole loolu lépp peut-être. bu ñu demee parce que moom dañuy moom si jamono jooju moom moo nekkoon secrétaire général à la délégation générale à la solidarité nationale yoon la mu fekk ko parce que moom foofu la nekkoon moom moo nekkoon secrétaire bi foofu. yoon la mu fekk ko moom moo ko fekkee moom moo nekkoon secrétaire bi foofu noonu. mais bu ñu fàttali ko Mansour Faye pour man waru woon xaar ba presse bi di génnee identité Cheikh Issa Sall parce que comme dañ ne moo ko fekkee bi mu waxee rek mënoon na ne je prends à témoin Cheikh Issa Sall parce que fekkee woon na rencontre boobu doon na gën a yombal mbir mi doon na gën a épargner nit ñi ci yenn polémique yeeg yooyu mais du fait que mu bàyyi ko noonu ba presse bi dem gëstu ba génnee ko cela sous-entend que est-ce que amuloon ay mbir yoo xamante ne après ci suuf am na ci wala est-ce que mbir mi ni ñu ko yaakaaree noonu la demee donc lépp lu ci mënta am loo xamante dafay gën a dolli ay doute lay doon même si bien vrai que am na benn témoin boo xam ne génn na te moom waxoon na ne am na ay témoin maintenant nag léegi beneen mbir yi mooy beneen camp bi nga xamante ne foofu la Ousmane Sonko fare ñoom ñi nga xam ne ñoom dañoo nié wala Ousmane Sonko sax moom mi nié carrément ne rencontre bi amul moom loolu la wax moom dafa ne rencontre bi amul ba ne waa ji dafay kàcc li mu wax du dëgg donc comme moom ba léegi mi ngi koy nié waa ji ne moom bu ñu ko joxee autorisation mu génnee fichier audio boobu nga xamante ne yor na ko ci Ousmane Sonko boo xam ne Ousmane Sonko dafa reconnaître ne rencontre bi am na léegi pour man fichier bi ak ñee li ñu def fichier bi sax du régler problème bi parce que mën nañ génnee fichier après problème manipulation juddu si dañoo manipuler fichier bi dañoo manipuler sama voix wala lii ak lii am na si pour man loolu léegi polémique bi nii yëpp mbir la boo xamante ne dugg nañ ci coow loo xamante ne amul sens te amul njëriñ parce que fii nii coow li fi ñu ko indi nii ak fi ñu ko yóbbu tey ji yëpp lenn rek moo ko démarré woon demal wuy ju OFNAC mu ne warul wuy ju OFNAC ba mu jur li yëpp ñëw nga sama bureau ñëw ma sa bureau mi doon benn débat boo xam ne c'est regrettable. rencontre bi mi ngi amoon en juillet 2014 boobu Ousmane Sonko mi ngi nekk fële nga xam ne mu ngi inspection impôt et domaine inspecteur impôt et domaine la woon donc mu nekkoon ci état bi donc agent de l'état la woon donc amoon na pour man am na droit dem gisee ak ki nga xam ne moom mooy président de la république ñaan audience bu fekkente ne am na ci lu mu koy interpeller am na ci doon mais est-ce que Ousmane Sonko tamit bu fekkente ne rencontre boobu am na est-ce que waru woon taxaw ne rencontre boobu am na lii ak lii laa doon doy ki nga xamante moom mooy président Macky Sall mais mu nekk fii di weddi bu ñu indee éléments sonores yi est-ce que duñu am lenn lu muy wàññi ci moom. waaw loolu tamit beneen mbir la xam nga bu fekkente ne moom dafa ne rencontre bi amul. te rencontre bi pour man nañ ko actualiser xam nga mbirum géopolitique la. niñ ko actualiser boo ko suivre di nga xam ne lii ay calcul politique moo laal lépp. parce que rencontre boo xam ne yow yaa ngi ne yaa ngi génn. Délégation générale à la solidarité et à la protection sociale mi ngi fa jógee en juillet 2014 la wax donc ce qui veut dire que rencontre bi mën na am 2013 comme mënoon na am ci 2014 bi période boobu Ousmane Sonko mi ngi nekkoon ci fonctionnaire ñi ngi ko radié le 26 août 2016 donc teg nañ ci ñaari at mu doog a génn ci administration te bu ñu fàttee ne Ousmane Sonko tamit syndicaliste la woon donc am na sax ñu ne dafa doon bëgg def média dafa doon bëgg fexe ba nga xamante ne ki nga xamante ne mooy Tahibou Ndiaye nekkoon directeur cadastre ñu bañ koo tëj am na ñu wax loolu ci presse bi bon je donne ma langue au chat neneen loolu moo taxoon mu bëggoon gis Mansour Faye pour mu defal ko intervention ci président Macky Sall pour ñu bañ koo tëj parce que waayam la woon loolu lépp presse bi ñoo ko bind mi ngi noonu daal. mi ngi noonu mais tamit am na ci droit parce que tamit citoyen la et puis. am na ci droit loolu un agent de l'État loolu amul benn mal su fekkente ni man li ma ciy déranger mooy le fait que mu nier la rencontre mu lié existence rencontre boobu ne rencontre bi musul am loolu man je pense que waru ko woon man def su fekkente ni am na. waaw gisee na ak Mansour Faye ne ni man gisee na ak Mansour Faye lii ak lii laa ko doon doy te ci jamono jooju maa ngi woon fonctionnaire laa woon maa ngi woon ci biir li nga xamante ne moom mooy impôt et domaine. mais xam nga fi ñu toll nii mënoo taxaw nga ne dafa war a reconnaître rencontre am na parce que moom moo taxaw ne rencontre bi amul. kële ne rencontre bi am na. donc fi ñu toll nii kan nga mën a gëm ci ñoom ñaar. kii dafa ne rencontre am na kii ne rencontre amul dañuy taxaw position boo xam ne dañuy taxaw di seetaan fan lañ demee ak ne kan mooy indi ay preuve ak fan lañ demee ak naka la ñuy xamee ne rencontre bi am na. Ousmane Sonko ne rencontre bi amul kii nag rencontre bi am na diw fekkee woon na ko ba indi ay preuve ñu nekk lan ngeen waxtaanoon mu ne contenu débat bi du ko wax donc ba léegi am na yoo xamante ne am na ay non-dits te pour man foofu man waa ji Mansour Faye bu waxoon lépp lu nekk ci rencontre de pour man bu fekkente ne am na xel fii kenn doful. ñi nañ jàpp xam fi ñu toll
mais le fait que nga naan am naa ay témoins du ma ko wax ba presse bi dem wëri ji ne bon supposons kii lay doon nga ne débat bi li ñu doon waxtaane du ma ko wax presse bi dem wëri ji tamit ne débat bi lii ngeen doon waxtaane donc finalement da ngay dem ba da ngay alimenter polémique boo xamante ne pourtant mënoon nga ko teel a freiner su ko defee su fekkonte ne wax na li nga xamante ne dafa dem jusqu'au bout de sa logique nii la amee nii la rencontre mais nii la demee nii ak nii su boobaa nit ñi nañ gën a ànd ak moom xam ne kii li mu wax lu tegu la waaye su fekkente ne da ngaa tuumal nit ki ba pare nangu indi say firnde tuuma yooyu dafay néew wala dafay xaw a jafe trop ñu gëm tuuma yooyu firnde yooyu élément sonore boobu ñuy wax ci la bokk ba ñaan na kii di Sonko ngir mu mën ko génne mais xam nga élément sonore xam nga ci loi yu bees yi maanaam dañuy bañ di diffuser yoo xam ne si nii surtout ci internet yu mel noonu loi daf koy tere xam naa loolu moom moo tax na nga ñemewul publier li nga xamante ni moom mooy élément sonore boobu ba tax mu demander autorisation ci Sonko dina ko sax envoyé wax naa ko léegi huissier semaine bii ñu jëm pour mu mën ko remettre sommation interpellative pour mu mën a jox kii di Mansour Faye autorisation par écrit je précise bien pour mu mën a publier li nga xamante ni moom mooy vidéo bi mooy élément sonore bi. mais xam nga tey jii coowal élément sonore boobu mu sulli démb. man parce que su ko publier woon sans autorisation Ousmane Sonko mën na ko. mais kon lu fi indi woon bu nee prip ma publier ko lan moo ko fi indi woon. xam nga parfois c'est malheureux quoi man je me dis que ñenn ñi nga xamante ne gis nga politique saa waaye dafa doon loo xamante ne benn mot booy génnee. wala benn phrase booy génnee da nga ko war a xoolaat ko settantal ko. loolu moo war a ñi am ay conseil en politique. conseil en politique parfois dañ lay jox ay phrases choc dañ lay jox ay expressions yoo xam ne da nga koy yóbbaale dañ lay jox ay armes yoo xamante ne yow di nga atteindre sa cible sans pour autant nga jàkkaarloo ak moom. mais bu fekkente ne yow ba nga dooree ba léegi di xeex ak nit ki te saa bu ngeen róofoowee rek nga def benn erreur sooy daanu du bett kenn. naka ngay toogee mu leer na leen yow mi après il faut nga def benn citation pour mu répondre de façon écrite ne autorisé na pour nga gën a publier affaire nga toog naan bu ne prix rek ma génnee élément bi. loolu pour lan la. loolu donc amul déclaration amul woon sens kon mu koy def. donc di alimenter benn polémique boo xam ne pour man amul sens. période boo xamante ne yow dañ laa dénk suñu koom-koom réew ñu dénk la ay milliards ci jamonoy corona bi nga yor xaalisu réew mi. ñu ne la demal wuy jiwoo nga nekk fi def ay conférence de presse di wër di tottante naan ay citation ngay toll kii yëpp pour man foofu du débat bi wax ji xam nga lan la FDS ak Frapp France Dégage dañoo bind OFNAC ne ko wool Mansour Faye dañoo jàppande ni mu yoree mbir mi am na ay luj mët yaa xayti demal nga wuy ji mais bu fa toog naan kii daje nag moom ci daje yoo xamante ne ñi ngi naan bu amee mi ngi amoon depuis 2000 kañ lañ wax 2014 la am donc loolu tey ji débat bu daje bu amoon 2014 ñun lu ban njëriñ la ñu amal. bu ñu xamee ne Ousmane Sonko ak moom Macky Sall lan la ciy gagné ak lan la ciy perdre. donc pour man am na loo xamante ne daal fi ñu toll nii dafa nekk di ñu divertir te nit ñi ñoo ko warta nangu. parce que débat bi ñuy alimenté nii te dañ koy waxaan ñi mi ko wax. débat bi kenn alimenté ko ku dul Mansour Faye. moom moo nekk di alimenté débat bi moom moo génn ñu tontu ko. nee nañ am na sax ay proches collaborateurs yu chef de l'État yoo xam ne dañ nekkoon jarul mi defaat sortie bu démb bi waaye ji génnaat defaat sortie fi ñu toll nii ñu ngi waxaat leneen loo xam ne ay citation yoo xam ne te bi mu defaat say sortie dafa annoncé benn fichier audio bu war a génnaat pour dire que ni débat bi jeexagul léegi bu mu bëgg ñoo jël en otage ci benn supposé rencontre boo xamante ne depuis semaine tey nga ñu si ñu ne la Mansour doyal nañu nga semaine bi toog nga bëgg ñoo dolliwaat ci débat bi après fichier bi léegi fu ñu jëmaat léegi tey mooy foog mu génn wax wala que waxaat kañ lañuy pare si débat rencontre bi pour ñu dem à l'essentiel. mais il faut mu dimbali ñu si. parce que moom tant que mi ngi wax waa ji daf koy tontu. il faut mu dimbali ñu si. d'accord mais il a été clair moom nee na kii OFNAC répété waat na ko démb OFNAC du wuy ji OFNAC parce que OFNAC amul droit woo ko. moom loolu la wax donc wax na ko waxaat ko mais nit ñi ñoo bëggul dégg loolu tamit. waaw xam nga moom wax na loolu mais tamit xam nga ñëpp droit moom ku nekk ak ni nga koy interpréter dañu jàpp ne man constitutionnaliste yi ma déglu yëpp ñu wax. dama dégg ñu ne OFNAC mën na woo ñëpp ba mu def chef de l'État bu ne toute personne képp koo xam ne da nga yor koomu réew mi dalee ko 1 milliard jëm kaw OFNAC war na laa wala pas 1 milliard yooyu sax mais képp koo xamante ne njort nañ ni li nga yor am na ci loo xamante ne askan wi jàpp nañ ne du jaar yoon ñu réclamer la OFNAC war na laa mën a déglu mais loolu kay. mais est-ce que bu fekkente ne dañu gis déclaration de patrimoine est-ce que OFNAC warul jaar ci président pour mën a am ki nga xamante ne moom Mansour Faye. pour lan may jaar ci président. non bu jarul lu wax ni jaar ci président parce que bu fekkonte ne tey jii ñoom ministres yi bokkuñ ci dañuy bind ne carrément ne ministres yi bokkuñ ci parce que sunu xam-xam sarul ci droit mais dañ naan l'immunité ne se présume pas. dañ koy bind nataal na ñii ak ñii OFNAC mënu leen a woo mais ñooñu binduñu ko ci loi bi donc
dañuy supposer war na leen woon parce que lu woo député moom moo ëpp immunité ministre. lu woo député bi dem wuyu ji kay bu woowee ministre war naa mën a dem wuyu ji. donc pour man loolu xam nga tey ji bu ñu la wooyee pour nga leeral même bu fekkente ne OFNAC waru ko woon a woo même à supposer que OFNAC waru ko woon a woo pour man le fait que ñu woo ko fa rek bu ko OFNAC woowee bon nee na OFNAC bu woowee day dem mais. war na mën a dem uy ji débat boobu waru ko woon posé wu. si koo xam ne da ngaa bëgg a leeral pour éviter yu mel nii. waaw pour éviter coow yi débat boobu waru woon a posé wu. surtout koo xam ne da ngaa bëgg a leeral. Maître El Hadji Diouf moom génn na démb nee na Mansour Faye wax na dëgg warul wuyu ji kii di OFNAC. waaw Maître El Hadji maître avocat la yaakaar naa xam ne li taxi yi wax. waaw maître avocat la mais xam nga avocat moom day laaj. te ñëpp xam nañ diggante Maître El Hadji Diouf ak Ousmane Sonko Sawara ak Thiass la donc kon kooku moom. dañ ne dafa def parti pris. non dafa am parti pris kooku moom dañ koy teg de côté. parce que dañ ne ku sa wujj di sëlëm doo set. donc kon tey bu Maître El Hadji Diouf jàppee ne OFNAC waru kaa woo loolu gis-gisam la dañuy jàpp ne avocat moom dafay plaider client am la man nag su may déglu souvent damay bëgg di déglu ñi nga xam ne ay constitutionnaliste lañ ak ñi nga xamante ne ay juriste lañ ñi nga xam ne am nañ xam-xam bu baax a baax ci matière bi. parce que maître bu waxee li keneen koo xam ne avocat la boo xam ne fare na Ousmane Sonko mën na génne warul wuyu te su boobaa booy déglu avocat yi nga xam ne dañoo far fii kii far fële rek su boobaa doo am débat boo xam ne dafay équidistant mais da ngay obligé far ci kenn. d'accord mais coow li bëri na Moustapha ci diggante Mansour Faye ak Sonko mais est-ce que jàppaloo ni wala kan nga jàpp ne moom mooy ñàkk ci débat ci coow li kan moo ciy ñàkk. waxoon naa ko waxaat ko gis nga xam nga tey ji bu fekkente ne boo jëlee ñaari profil yi bokkuñu Ousmane Sonko lan moo ko génnee fële ci fonction publique bi mu nekkoon ci administration bi ay dénonciation yu mu ay wax yu mu wax ngeen mais koo xamante ne tey ji moom loolu moo nekk forum di dénoncer lii du yoon député du ñu fay impôt di dénoncer yow nga bëgg ko fekk ci terrain bëgg bëreeg moom mais boo moytuwul yaa siy jëlee ndong lu toj. mais parce que loolu moo am. parce que mais dama pour dagguma la sax xam nga Ousmane Sonko ñëpp xam ne ni moom bopp réew mi moo ko ñor. moom jël réew mi moom moo ko ñor mais su fi nekk di tontonte def naa léegi defoo lii ba ñu génne fi ay preuve wala ñu génne élément sonore bi mu nekk moom te moom taxawoon ne fii ne moom musul am rencontre ba musul am est-ce que du wàññi crédibilité am moom Ousmane Sonko. mais foofu la wax ji nekk élément sonore boobu bu génnee ñu gis ne élément sonore bu authentique coow li man pour man ki ci ñàkk moom mooy Sonko waru woon nekk fii di tonton ak Mansour. ça dépend non bu ñu la interpellé foog nga tontu mi ngi mel ni Mansour Faye bi ko kii tontoo traité ko de menteur dafa ñëwaat tontu malgré ku nekk wax na pour mu bañ a tontu mais ñëw na tontu pour laver son honneur. Ousmane Sonko bi ñu ko interpellé waatee waa ji mënul ne la boo nee prip ma génnee ko pare nga toog ne doo jàpp sa njàmbur kon dañ naan waa ji dafa ruux daw na loolu la ñuy wax bu ñu ne boo nee prip ma génnee ko nga toog ne du ma ko tontu parce que damaa bëgg débat bi jeex dañ naan da ngaa daw donc boo suivre logique bi rek ku nekk da ngaa nekkoon si position boo xam ne waroon ngaa tontu pour man xam nga affaire bi li ko relancer mooy débat conférence de presse bi Mansour Faye def démb ci suba conférence de presse bu ko defaloon amaana coow li mën na faa jaaree fay dem mais le fait que mu yëkkati ko soulever waat benn élément sonore boo xam ne mi ngi ñëwaat dafay wane ne coow li jeexagul te tant que coow li jeexagul nit ñi dañ fi nekk di polémiquer déjà Maître El Hadji Diouf dugg na si ne OFNAC mënu koo woo keneen dina si wàlliwaat fële waxaat léegi ñu bëgg a jël nit ñi en otage ci loo xamante ne pour man amul benn fulla amul benn fayda. mais nga nekk ci yoon di dem te ku la sànni xeer nga taxaw fayu ndax di nga egg wala di nga gaaw egg. non doo gaaw a egg. mais la Sonko noonu la nekk di def de parce que ku ko laal rek mu tontu ko laal mu tontu est-ce que warul na te tamit yenn débat de bas étage yi mu bàyyi ko fa dem ci objectif am li nga xam si ni foofu la bëgg a dem parce que ku la wax nga tontu ko je pense que bon. bu fekkee dañ la bëggoon tardel dinañ la bu fekkee dañ la bëggoon a tardel dinañ la tardel mais des fois je pense que il faut nga def la sourde oreille dem sa yoon xam fi nga bëgg a dem bañ a tontonte ñenn yi nga xam si ni amul jëmalul réew mi kanam. waaw bokk na si li nga xam ne dañ koy reprocher leader politique boobu di Ousmane Sonko bëri na lu muy tontu bëri na lu muy def ay sorties te loolu comme ni nga ko waxee léegi bokk na si li nga xamante ne mën na koo yàqal parce que wax bu bëree rek asaka génn si te loolu je pense que il faut l'éviter mën nañu citer cas bi nga xamante ne moo amoon digganteem ak Bougane yoo xamante ne pour man coow la boo xamante ne mënoon nañ ko éviter ñoom ñaar loolu am na fi yeneen sorte yoo xam ne def na ko yoo xamante ne mën nañ jàpp sax ay sorte maladroite la yoo xam ne moom tamit mën na koy éviter si koo xam ne da ngaa bëgg a jot réew mi mais maintenant bi bokkul ak bële parce que tey ji ma fa su ma toogee ma interpeller la ma citer la yow tu es tenu nga répondre sinon boo ko deful da nga am ay militants am ñu nekk sa ginnaaw parce que dañ naan kii na di moo consent parfois nag si stratégie politique dañ lay wax ne toujours balaa ngaa répliquer foog nga xool ndax war ngaa tontu ndax silence bi moo gën a cher ndax naka ngay tontoo pour man OFNAC bi li ñu ko wax ci loolu Ousmane Sonko waroon a bàyyi gën a bàyyi xel que li ñu koy wax naan ko amoon na audience fait parce que moom waroon na comprendre jeu boobu que ni on parle de dem wuy ji OFNAC wala bañ a wuy ji ñu indi ay audience donc waroon na xam ne diversion la mu bañ ci dugg.
waa diversion la loolu champ boobu noonu loolu diversion la parce que boo xoolee sujet tamit ça n'a rien à voir ak li nga xam ne mooy actualité bi demal wuju OFNAC nga ne ko gisewoon nañ 2014 wala ñëwoon nga sa bureau di ñaan te boo gisee ni mu ko doon waxee nga xam ne provocation dama naan la d'accord gisoon ñëwoon naa sa bureau léegi waxal ci OFNAC on passe à autre chose. Bon ku nekk am nga sa façon bi nga xam ne moom ngay tontoo ku nekk am nga sa façon bi nga xamante ne noonu ngay defee politique mais lépp lu ci mënta am rek dañuy xam ne daal tey jii coow li nga xam ne moo fi nekk nii bu fekkente ne Ousmane Sonko dina am lu mu ci perdre mais tamit Mansour Faye moo ëpp lu muy perdre parce que moom dañ koo dénk Ousmane Sonko kenn dénk ko dama koy rappeler chaque jour. mais am na lu mu bëgg mais am na lu mu bëgg d'accord te am na yoo xam ne si nii mën na la yàqal sa politiquement parlant daf lay yàqal sa carrière mën na ci yàq lu bëree bëri parce que gis nañ ay politiciens yoo xam ne si nii amoon nañ avenir bu baax mais dañuy ñëw à un certain moment rek ñu def am ay failles yu ñuy def loolu moo leen topp ba jamono bi mën ñu dem. mais xam nga dafa am donc il faut moom mu jàng ci ñooñu quoi. jàng ci xam nga dafa am loo xam ne tamit nit ñi duñ ci bàyyi xel. boo xoolee tey jii électorat bi nga xamante ne ñoom ñoo topp Ousmane Sonko. mi diaspora bi ñu bëri ci diaspora bi ak ñi nga xamante ne ñu bëri ay ndaw lañ ci réew mi. daanaka ndaw ñi ñu bëri boo xoolee ñoom ñooy défendre Ousmane Sonko ñoom ñoo ànd ak moom te gis nga ñooñu gëm bi ñu gëm Ousmane Sonko man yaakaaruma ne. du ay question rencontre ak yooyu tax ñu naan dañoo weddi Ousmane Sonko parce que daje na même su fekkente ne génne na élément son ñoo koy tontu maintenant léegi nag beneen côté bi ñuy waxee électorat bi du jeune kese électeur sénégalais duñu ay jeune kese am na ay paa yu nekk ci wet gi am na ay maire yu nekk ci wet gi ñooñu tamit dañuy voté sax léegi nag moom li ko war mooy mu def naka lay def ba séduire ñooñu wàññi tonton tey naka lay def ba séduire ñooñu moytu yenn kàddu yi nga xam ne dañuy jàpp ne dafa virulent trop liñ ci mënti jàpp daal Mahfouz pour me résumer daal comme am na fu mu teg bëtam am na foo xam ne mi ngi koy def dëgg la jeunes yi jox nañ ko bopp mi ngi def ay effort yu am solo ñii di apprécier ay actam mais aussi il faut que mu xoolaat communication am façon bi muy communiquer parce que parfois dafay péché foofu lu bëri. dina ci am solo bu baax a baax ndax yaakaar naa yenn sotti moom je pense comme ni ma ko waxee léegi amul njëriñ ku lay woo ci ay yoo xam ne si daf lay tardel te yow da ngaa nekk ci yoon di dem je pense que waruloo ko mën a tontu te Ousmane Sonko am na loo xam ne si nii amatul droit def ko am na yenn erreur yoo xam ne si nii amatul droit def ko am na loo xam ne si nii ñu ngi ci ginnaawam te dañ ko yaakaar waaye Mansour Faye tamit am na loo xam ne si nii tamit waratu ko parce que dañu ko dénk responsabilité lañu ko dénk c'est un ministre de la République donc waru fi nekk di doyadil boppam di wàcce boppam ci loo xam ne si nii tey jëmewul fenn Sénégal donc Moustapha xam naa ni waxtaan bi neex na coow li bëri na te yaakaar naa ni ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk di ñu seetaan ñi ngi ci gis seen bopp bu baax te commentaires yi tamit yaakaar naa ni am na solo ndax ñoo nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan ci commentaires yi rek la ñu am pour man ci joxe seen xalaat te ñu ngi ci laaj seen xalaat bu baax a baax parce que dañ leen di lire di gis seen ay position di gis yi nga xamante ni yéen a ngi koy participer ci débat yi ñuy joxe Moustapha li ñu seetloon ci waxtu daanaka jeex na Libaas mi ngi may def signe looy tàggatoo. waaye li may tàggatowee rek mooy ñu fexe nag ba coow li daal ñu yemale ko fi parce que ñun Sénégal tal na yeneen am na yeneen yu ñu nekk fi ñu toll nii am na yeneen yoo xamante ne fa lañ leen gën a soxla bërki dem rek président Macky Sall mi ngi wax relance su économie bi donc mënul wax loolu ba pare ci wet gi am koo xamante ne mi ngi xam nit ñi di divertir nit ñi di leen woo ci loo xamante ne ay ñëw na sama bureau 2014 ak dafa doon wut audience dafa doon intervention yoo xamante amul ñu benn njëriñ am jamono ji lu doxal réew mi la ñu wax nañu dimbali ci wax yu sew yooyu. Acha mi ngi noonu seen le plateau le point de la rédaction la woon muy plateau yi ñuy amal fii ci Sunugal donc di ci waxtaanee bépp actualité am kontaante trop nag teewoon fii doo leen ko digteel man ak Moustapha Libaas Mbaye moom moo nekk ci caméra bi ak technique bi di leen gërëm bu baax yéen ñi nekk si biir réew mi ak bitim réew du safoo suñu ay programme di leen jox dig daje suba incha allah beneen plateau ak yeneen actualité. ku ne xam na ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à info-sunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di info-sunugal@gmail.com
wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal.